monsieur Serigne Sow yow yaa nekk candidat gëm sa bopp ci Mbacké campagne bi démarré na il y a une semaine ban bilan ngay tiré ci semaine bu njëkku campagne bi nga xam ne beneen semaine bi ci topp ci la ñu war a dugg ci élection yi muy dimanche 23. Merci El Modou campagne bi effectivement ni nga ko waxee ubbi na il y a maintenant une semaine depuis le 8 bon ñun démarrage bi def nañ benn meeting de campagne suñu quartier. nit ñi fekk si ñu suñu ay nit ñu waxtaan ak ñoom décliner suñu programme xamal leen également fi ñu jëm bi loolu weesoo stratégie bi ñu jël moom mooy dugg ci koñ yi di wax ak nit ñi boobu ba léegi ci la ñu nekk saa suñu xëyee dinañu dugg jël koñu Mbacké yi dugg waxtaan ak nit ñi ci biir kër yi fekk si leen ak délégation yu restreinte parce que nit ñi aussi boo leen di fekk seen kër doo leen envahir da ngay ñëw en nombre restreint ngeen toog nga waxtaan nga wax fi nga bëgg a jëlee dëkk bi fi nga bëgg a jëme dëkk bi bis boo ko jëlee kon stratégie boobu ci la ñu nekk stratégie bi nga xamante ni nii bi ñu concerté woo ci suñu biir dañu gis ni moo ëpp solo te moo peut-être ëpp njeexital que beneen stratégie bi nga xamante ni gis nañ ko mooy nekk ci mbedd yi di mobiliser nit ñi di caravane donc ñun suñu choix loolu la woon bon mais nag teewul ñu ngi constaté que ni suñu challengeurs yi ñu ngi nekk di wër ci dëkk bi di def ay caravane te loolu am na yu mu jur d'ailleurs ay violence yoo xamante ni bërki démboo Ndiaye taxoon na préfet convoqué ñu ba ñu demoon pour mu mën a dalal xel yi ak mën a wax leaders yi aussi ak plénipotentiaires yi que ñu engagé seen responsabilité te def attention ci violence yooyu ndaxte Mbacké dafa tuuti lu mat fukki caravane ak ñaar bu ñu fi dajee évidemment dina mën a jur ay tension te ñun ñëpp doomu Mbacké lañ et par conséquent war nañ def attention donc discours bi loolu la woon te loolu la ñu constaté des fois aussi nga constaté parmi les challengers ñoo xamante ni nii xëy na seen programme dafay mel ni yow dañ laa déglu ba pare indi programme boobu dégg nañ ñoo xamante ni comme dama doon wax affaire crédit municipal nga xamante ni nii man ak sama leader le président Bougane Gueye Dany dañu tegoon projet bi nga xam ni sax un projet privé la bu fekk si nag quand même fonctionnement au mairie bi ñu cumuler ko woon am na ñoo xamante ni ñu ngi koy wax te seen programme boobu ñuy wax amuñu faisabilité bi ku mel ni Abdou Karim Fall da koy wax. ñu ngi dégg sax aussi yeneen challenger yu nga xamante ni suñu musique de campagne dañ koy utiliser te loolu xamuñu luñ ci jublu ku mel ni Abdoulaye Diomboxo je les aime bien mais nag il faut me souligner loolu pour que waa Mbacké ak auditeurs yi ak électeurs yi xam ni mbir mi aussi dafa war a leer ku nekk la nga moom da nga ci war a liggéey ñun gëm sa bopp. suñu bulletin lii la bleu la ak jaune bii gis ngeen ko bu ku ñu bëgg a woteel moom ngay woteel thème de campagne Bougane musique Bougane bi Malo Diop way ñëpp xam nañ ko donc bu ko beneen candidat jëlee di ko campagner mën na évidemment indi jiixi jaaxa ci bopp militants yi mais ñu ngi leen di wan kii bi bulletin bi di leen xamal ne leen loolu yëpp ci naxasal nit ñi la te ñun mënuñu ànd ci loolu bu loolu weesoo ñu ngi dugg ci koñ yi di waxtaan ak waa Mbacké. voilà léegi de façon globale yow bi nga demee ci waa Mbacké lan nga leen wax exactement. bon lan nga leen jox comme argument lan ngay andi comme proposition lan ngay andi comme alternative ci li fi nekk. bon xam nga dëkk bi moom yàqute gi jaratul wax parce que ñëpp gis constaté nañ ko. dëkk bi cantinu kese la. dëkk bi mbalitu kese la. population bu nga xamante ni mat nañ pratiquement 100 000 habitants. dëkk bu toll ni Mbacké ëpp plus de 5 kilomètres carrés ñu oto mbalit amu fi loolu xam nga ni te maire Abdou Mbacké Ndaw yore ko depuis maintenant 7 ans juróom-ñaari at bu fekkoon sax budget bi sax 400 millions la te ëpp na ko bu fekkoon sax loolu la war nañoo mën am oto mbalit mais tey ménage yi ci seen bopp kër gu ñu dugg ñun di waxtaan ak ñoom li ñuy njëkk a wax mooy ñun de dañu soxla ku ñu teggil ci suñu ndodd dépense su mbalit mi nga xamante ni nii kër gu ne dina ci fay 2000 ñun bi ñu calculer rek ci junniy buntu kër rek 120 millions la woon par an mais dafa bari te loolu ndox mi ñëwagul parce que ndox mi wax naa ko keroog da ngay fay ndoxum robinet te mënoo ko jariñoo ba pare di fay ndox mi ngay naan ay problème la bu ma kenn wax nag ne non du compétence transférée du question wu compétence transférée parce que li nga xamante ni moo war maire mooy fexe ba ñi nga xamante ni dañu dëkk ca gox ba muy administré ñu nekk ci jàmm seeni problème mu def ci lam ci man mais juróom-ñaari at a ngi nii dëkk bi amul oto mbalit njàng mi yàqu na dotation yi xamuñu ndax nit ñi dinañ ko jot
transparence amu fi état civil bi yàqu na complètement gis ngeen peine de prison yi nga xamante ni nii ñi ngi door di daanu ku mel ni collaborateur u maire tëdd na 6 mois prison ferme te bii mooy daanaka ñetteelu incident yi nga xamante ni nii amoon na ko ci biir voilà, mairie bi. justement gis nañ ne mairie bi c'est une mairie à scandale yi bëri na tey yéen bu ngeen hérité mairie bi seen première action lan lay doon. mais pour ngeen joyanti yàq-yàq yi nga xam ne ñu bëri njortu nañ ne ki koy nar a doon dina am problème. de toute évidence mairie bi il faut mu am audit du fichier bi nga xamante ni nii tey d'ailleurs maire moo ko wax moo ni dafa informatiser état civil bi man nag dese naa ko gëm ndax état civil boo xamante ni nii pour nga am fi kayit déjà da ngay xaar ci bunt bi ba sonn lu ñu informatiser boo joxee information yi nga xamante ni moom nga soxla normalement impression lay dem bu génnee impression day jaar circuit signature ak validation mu jeex mais pour nga am kayitu juddu sax fii déjà problème la ñun kër yi bu ñuy dox ci kër yi di def ay porte à porte nit ñi dañu koy jooytu boole ci dëkk bi dëkk tukkikat la fi mu toll ni chancellerie boo dugg ambassade wala consulat boo dugg boo fa dugalee kayitu juddu Mbàkke li ñu lay njëkk a wax mooy teg leen dossier bi fi ñu saytu ndax kayitu juddu gi wér na te loolu sax d'ailleurs moo feeñal problème yi nga xamante ni am na fi donc Abdou Mbàkke li ñu ko mën a reprocher dafa bari rawatina nag heure bi mu ne day nax askanu Baye Fall gas ab teenam ne teen bi nga xamante ni sama maam Yaaram Mbay ci ndigalu Cheikh Ibra moo ko gasoon te teen bi fa mu ko gas tey foofu teen bi nekku fa woon moom teen bi ñun bañ fay jaar nekk xale di jàngee école 1 di fa dugg di fa yërlu dafa sànni xeer muy am ndox ñuy dégg mu naan puttax boobu moom xaw ma woon sax ndax judd na parce que ñun ñoo ko mag foofu te jamono yooyu teen bi fi mu ko def tey du woon foofu kon mi ngi nax Baye Fall yi mi ngi leen di nax. est-ce que mën na leen nax réellement. mais évidemment que mën na leen nax parce que fi mu ko def ñun ñi dëkk Mbàkke ak ñun ñi nga xam dañu dëkkoon ci rebooru mairie bi demal nga laajte même boo defoon enquête ci kër yi nekk à côté dañ lay wax ne la déedéet foofu mu gas du teen bi beneen teen la gas gëmloo leen ko mais teen boobu du teenu Cheikh Ibra Fall bi mu gasoon bi mu gas lu woon te Yaaram Mbay gas ko du boobu te nga xam ni histoire boobu Baye Ndiori Diatara moo ma ko nettali woon donc c'est histoire boobu patrimoine la. léegi nag ñëwee loolu nan ngeen koy joyantee. mais ni ñu ko mën a joyantee mooy réparer xam nga bu demee ba yàqu boo jëlee dëkk bi mënuloo jël dëkk bi ci di naxantu d'ailleurs sax moo tax may woote ci waa Mbàkke ñu xam ni am nañ ci responsabilité ñoom parce que dëkk bi aussi du folli rek fal daf ci am solo candidat yi nga xam ni dañu soxla dëkk bi nañ dugg ci kër yi wax ak waa Mbàkke nañu dem ci émission rajo yi wax ak waa Mbàkke buñ ko jëlee lu ñuy def ñun njortu nañ ni tey Mbàkke marché bi Abdou Mbàkke Ndaw yàq na ko ñun njortu nañ ni dëkk bi géej amu fi leneen amu fi lu dul commerce donc xalaat nañu ni fële ca ñetti poto ca sancaan ya benn marché central bu moderne war na faa am te loolu sax doyul ñun bu ñu jëlee dinañ indiwaat beneen marché central boo xamante ni boori Njaayeen lay nekk te loolu dina yokk activité économique dëkk bi nit ñi mën a en place parce que tey démographiquement Mbàkke attan na ko 100 000 habitants moo fi nekk te activité yi nga xamante ne nii dafay déborder. jógee Touba jëm si Mbàkke ce trop plein là Mbàkke mën na ko accueillir loolu ci ñun li ñu bëgg indi la bokk. rawatina aussi crédit municipal bi nga xamante ni waxtaanoon naa ci ak sama leader nga xam ni li ko tax a jóg mooy lutter contre la pauvreté accompagner famille yi nga xamante ni dañu néew doole justement pour ñu mën a am lu ñu jaayee lu ñu commercer pour mën a suqaliku ak aussi ouvrier yi nga xamante ni dañu soxla ku leen accompagner sur le plan financier ngir ñu mën a équiper wu ngir ñu mën a monter seen ay garage et cetera et cetera donc jël mairie bi. du doon lu yomb waa Mbàkke dañ ci am responsabilité ci déglu ñi nga xamante ni ñoo ko soxla parce que Mbàkke ay mala nekkuñu fi ay nit a fi ne. te nit ñooñu bu ñu leen di administrer il faut nga administrer leen ak programme parce que. mais Mbàkke aussi am na problème si wàllu éducation mais aussi santé surtout foofu lan moo fi sa programme. li fi sama programme mooy de toute façon ci 5 ans mënuñu fi tabax hôpital ce n'est pas possible. mais am na candidat bu ko wax ku mel ni Gallo il a promis un hôpital de niveau 1 ak yenn yu bëri. mais Gallo su ko mënoon. il a été directeur des ressources humaines de la santé nekkoon na ci staffu ministre de la santé amoon na moom il faisait partie de ceux qui faisaient des propositions des conseils au ministre de la santé yoroon na ko te mosu koo def kon du tey la koy waaj a def bi nga xamante ni Macky Sall 2 ans ko fi dese te rappelez-vous président Macky Sall. Abdou Mbacke mi biñ ko joxee suñu mairie bi wóolu ko dafa daw jox ko Macky Sall defalu ko dara kon bu nañu arrêté nax yi
mënuñu nekk ba Macky Sall di seen njaatige ñoom ñëpp dese fi ñaari at yàgg a xeex Mbàkke ñu bëgg ne non bu ma jëlee Macky Sall damay defal li Macky Sall du leen defal dara, nañ bàyyi nit ñi ñuy nax. Man li ma gëm mooy Mbàkke suñ ko bëggee defar waa Mbàkke ci seen bopp dañ ci war a dugal seen loxo. Loolu mooy le sens de la responsabilité bi nga xam ni ñi dëkk ci dëkk bi am nañ ko. Nañu bàyyi naan non waa Mbàkke dañoo ndóol trop ba mënuñu ko. Mbàkke bu fekkee am na yenn famille am plus de 10 000 familles yu fi nekk ku nekk Mbàkke war na la mën a jaral weer wu ne nga joxe une participation. ñu tisser un contrat, un lien de confiance pour ñu mën a ñoŋal budget bi mën a aménager centre-ville bi mën a mener une politique sociale bu nga xam ne nii hôpital bi d'ailleurs dinañ ci mën a accompagner ñi nga xam ni seen loxo jotul seen digg ginnaaw. Mais suñu bëggee, pour répondre à ta question, augmenter capacité hôpital dispensaire bi d'ailleurs relever le niveau du plateau technique, mais loolu nañu wut laboratoire. Soxlawul laboratoire bi nekk logé wu ci biir hôpital bi. On peut avoir des entités démembrées. Externe quoi. Loolu mën na nekk te moo gën a woyof te mën nañ ko la coopération décentralisée looloo ko tax a jóg. Maire bu nga xamante ni nii mënoo nekk VRP. Le président de la République Macky Sall bu bëggee financer Sénégal day jóg génn c'est dans le cadre de la coopération la koy amee te moom Macky Sall li koy fal suffrage universel direct la maire suffrage universel direct moo koy fal dans une moindre mesure xëy na li président mën maire mënu ko mais maire mën na jël bâton de pèlerin liggéey ci ay programme dem bitim réew outil financement parce que loolu bu mënul woon nekk acte 3 de la décentralisation du ko indi. léegi ci wàllu li ñuy wax. Aménagement urbain ak environnement loolu ndax am nga fa dara parce que gis nañ ne Mbacké quand même il y a un environnement vraiment dégradant boo xam ne neexul a gis ci bët ensuite nawet daanaka kenn du am fu jaar est-ce que vous avez un programme sur ça? Mais oui xam nga man mon programme c'est un enchaînement logique. boo gisee ma ne dama bëgg ubbi ñaari marché central moderne c'est pour wàññi tuuti aussi cantinisation à outrance bi. Il faut que ñu libérer trottoirs yi nit ñi am fu ñu jàll ñu mën ko bale trottoirs yi fi des mën di ko fomp mën di ko nettoyer loolu laay wax emploi vert parce que emploi vert mu nga jëm ci lépp lu nga xamante ni aménagement du territoire la lutte contre l'insalubrité la saleté et cetera loolu reboisement bi am nañ ci programme boo nga xamante ni c'est plus de 20 000 arbres te dañu xalaat ni ASC yi nañ ci dugg koñ yi dinañ leen challenger pour ñëpp dugg ci centre-ville bi. xalaat nañu ni bu ñu ñëwee dinañu dalee centre-ville bi yëpp parce que le mètre carré de dallage loolu sax ñun étudier nañ ko ba xam ko. mais nag comme plagiat yi dafa bari am na yoo xamante ni doo ci ñëwee dugg sax. parce que bëggatoo wax sa programme parce que loo wax sax ñu jël ko mais mètre carré dallage bi. ñun xam nañ ko parce que xayma nañ centre-ville bi ñaata moo ko war a mën a dale pour que ñu mën a reboiser mën a defaraat taarixu dëkk bi entrée dëkk bi aussi mais Kaffrine. C'est la commune de Mbacké est beaucoup plus vieille que celle de Kaffrine mais tey Kaffrine boo fa duggee di traverser ville boobu da ngay xam ni ñii Macky Sall jàpp ne na leen xoolal hôpital bi fa Macky Sall def te Macky Sall bi muy démarrer campagne am fii la ko démarrer moo tax le candidat Bougane Gueye Dany intéressé ñu parce que au moins am na une vision sociale suñu waxtaan ak moom loolu la may wax ba fexeel ba jàppale nit ñi ñu suqaliku parce que bu fekkee gouvernement bii la ñuy xaar Mbacké dinañ mës a sóor suuf te it lii yëpp am na leneen lu ci laxasu l'éducation de nos enfants ñun suñu doom yi même yow loolu war nañu commencer inquiéter parce que da ngay xool ni mbirum góor jigéen ñi même xalif bi wax na ci ñu ne leen nañ ko criminaliser ñu bañ suñu bañee loolu mooy dañuy ubbi voie bi pour que lu leen neex def il y a plus de 45 associations d'homosexuels ci réew mi waa réew mi fan la jëm te it ne nit ñi xam ni li mu ñuy wax ay lobby góor jigéen yi bëri nañu du caagiinu boo ci nekkee yow borom ñaari tur yi nga am na ñoo xamante ni du ñu borom ñaari tur yi nekk ci waaye ñoom ñooy xàllal borom ñaari tur yi di leen xeexal te loolu la ñu gis actuellement ci gouvernement bii fi ne ak ñi nga xam ne nii dafa bëgg ñu jël suñu gox-goxaan yi mais loolu El Modou dañ ko war a xeex fi mu nekk nii ñun dañ ciy waxtaan ak nit ñi ne leen attention bis bu ñu seetaanee ba président Macky Sall ak ñi ko fi nekkal waa Benno Bokk Yaakaar jël ak wala liste parallèle yi parce que bu leen fàtte ni Mbacké Macky Sall dugal na fi fukki liste parallèle ñii ngeen di dégg ñii ping-pong di musique fii yëpp ci dëkk bi te amuñu programme. est-ce que mën nga ñu citer liste parallèle yooyu. mais liste parallèle yi
boo génnee gëm sa bopp. génnee wàllu askan wi. ak yeewi askan wi. mais li ñu ci des ñëpp xam ngeen leen ku du ma fi nekk sax di lim parce que am nañ lu gën a intéressant loolu te waa Mbacké xam nañ ko d'ailleurs parce que ñun visite à domicile yi ñuy def nit ñi dañ ñu koy wax. nit ñi dañ naan waaw bàyyi leen rek ñuy wër di ping pong di tëgg ak sabar di déranger nit ñi te xam na nit ñi ñëpp Macky Sall moo leen fi teg parce que nit ñi leen gën a jaaxal mooy alalu askan wi ñuy jël di ko sànni ci marché yi. alalu askan wi ñuy jël di ko Benno Bokk Yaakaar injecté na plus de 160 millions dans le département de Mbacké. waaw pour battre leen yéen ak opposition bi d'une manière générale noo jàngate loolu. mais yàq bu ñu sàccee alalu askan wi. le président Macky Sall d'ailleurs 3 milliards 500 millions la ñu wax ni ñoom lañ joxe département bi am ci plus de 100 et quelques millions moom moo tax ñu gis li ñuy def oto yoo xam te ni dañ naan la ku yéeg ñu jox la 4000 ku sol t-shirt ñu jox la 5000 ku indi Jakarta ñu jox la 15000 loolu ku ko liggéeyoon ñàkk ko rayante ko doo ko def ba pare campagne bi ñu nekk nit ñi defuñu nit ñi ku leen jox sa alal ñu jël ko parce que xam nañ ni alal ji alalu mbooloo la liggéeyu leen ko. alalu askan wi le président Macky Sall jël jox ko ay leader am ñu koy distribuer nit ñi nañ ko jël mais bu ñu yeggee ca mbañ gàcce gi ñoom ak yàlla rek fa ne xam nañ ni dañ ko war a lijjanti xam nañ ni Mbacké président Macky Sall waru ko jël waxuma la dara waaye lii sëriñ bi wax ci mbirum góor jigéen ñi mu lànk assemblée nationale député yi rejeté ko te ñu xam ni loolu dañ ci tenir. loolu ñëpp dégg gis nañ message bi ñu ngi koy déglu ci TikTok yi ñoo gën a xam ni fas wi du gagné communes yi te bu ñu demee ci élection législative yi aussi dañ koy xeex parce que ay valeurs la ñuy défendre te suñu doom yi ñoo tax ñu jaaxle ci loolu. moo tax may woo waa Mbacké ñu def attention ci Benno Bokk Yaakaar def attention ci liste parallèle yi ndax lépp dafay mujj wëlbatiku dellu ci Macky Sall te loolu mënuñu ko nangu xeex bi ñaar la non seulement defalul Mbacké dara. waaye it de valeurs yi nga xamante ni daf leen di piétiner loolu mënatuñ ci ànd. voilà peut-être ñu terminer gëm sa bopp yéen a ngi dem mais aussi yéen a ngi am ay pertes yooyu est-ce que yéen a ngi dina am conséquence ci seen campagne. yan perte mooy ay nit ñoo xam ne bàyyi nañ ñu mel ne ay ñoom Cissé PDS ñoom Amina gaa yooyu. waaw mais loolu xam nga ay individualité lañ te d'ailleurs sax dellusiwaat nañu. mais c'est-à-dire mbir mi ay jeu de politique la rek dama ne la politique bi. dafa am ñoo xam ne nii dañuy génne seen xaalis di ko distribuer buñ la koy jox nag dañ lay wax loo ne la waa waxal ni bàyyi nga ni bàyyi naa boo ci amee sa téeméeri junni wala 1 million wala 250 millions yow la engagé mais le lendemain ki koy joxe moom xam na ni dañ koy nax te it xam na ni ñi koy nax ñoom seen xel dal na parce que wóor na leen ni xaalis boobu ñu leen di jox xaalis seen xaalis amati kóolute carrément si ñoom waaw loolu nag effectivement bon après loolu c'est une question évidemment de personne bon politique moom xam nga nit ñi saxuñu fenn du tarixa ñi demoon suñu delsee dañuy ñëw liggéey ak nit ñi ñu wóolu tegi xalaatuma mu yàq dara mais nag évidemment nit ñi dinañ def attention ba pare responsabilité yi du responsabilité yu vital rassembler nit ñi la ànd ak liggéey ànd ak le président Bougane Gueye liggéey ànd ak Serigne Sow liggéey wala ñu ànd ak ñi nga xamante ni ñooy cadre parti bi liggéey après boo demee nga dem sa yoon boo ñëwaatee politique moom affaire u addition la du affaire u soustraction ki la bàyyi tey dellusiwaat suba téyel parce que gannaaw suba xëy na ñu fi nekkoon dañuy demaat et cetera valse la rek quoi. voilà Serigne ñu terminé peut-être nga def ce dernier mot ban appel nga lancé en première partie campagne bi. bon maa ngi lancé un appel aux populations ñu bàyyi xel le mouvement Gëm sa bopp la grande coalition Gëm sa bopp parce que indi nañ ay solutions. indi nañ vision bu leer boo nga xamante ni ñu ngi koy partagé di leen jox aussi dig daje ci émission rajo yi maa ngi waaj RTS bientôt il faut que nit ñi bàyyi ñu xel parce que ñun dañu bëgg a wax ak population yi parce que njort nañ ni bu ñu jëlee mairie bi am nañ solution yi ñuy apporter te bëgg nañ nit ñi bàyyi ñu xel tintamarre bi amul njëriñ musique yi baax na waaye amul njëriñ donc ñi ngi leen di jox aussi dig daje samedi ñi ngi daje ci marché bi pour visiter gi waa marché bi dem indiwaatal leen programme bi nga xamante ni moom lañ indi saafonteeg ñoom wan leen suñu ay bulletins di leen nag xaar jour élection yi am yaakaar ci ni yàlla suñu borom dinañu may ndam. Merci beaucoup. Merci.